iman tout simplement mooy loo xam ne da nga koy fas sa xol nga dëggal ko ci nga génne ko sa lisaan nga jëfee ko sa ay cër buñ nee cër nag mooy comme tey boo waree julli li ngay def kabar julli wala lu mel noonu wala boo waree woor rek le fait que nga nekk di privé sa bopp lekk alors que bu la neexoon mun nga dugg ci benn coin lekk foofu noonu nga yéema ndax borom bi donc 3 yooyu la iman buñ ko résumé mooy loo xam ni da nga koy dëggal xol nga génnee ko sa làmmiñ ba pare nga jëfee ko ci say cër ñu ne iman mooy lan buñ ko bëggee définir aslan mooy dëggal li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee na ko ci borom bi c'est tout simplement ça waaw mu wàccaat nekkaat 6 piliers maintenant 6 piliers yooyu nag premier bi mooy gëm amuk buur yàlla bi al imaanu billah deuxième bi mooy al imaanu bi malaikatihi al kiram mooy gëm malaaka yi genre nit ki fas ci xolam que ni malaaka yi ay mbindeef yàlla lañ troisième bi mooy gëm bi muy gëm téere yi xam ni téere yi comme ñeenti yiñ ci lim yëpp dëgg la ci borom bi la jógee mais alquran moom moo leen ëmb moo leen gën a mag te moom moo ci mujj beneen bi mooy gëm yonent yi bu waxee gëm yonent yi mooy xam ni 124 000 ay yonent lañ 313 yi yàlla moo leen jox message ñu dem wax ak seen waa dëkk wala wax ak fi nga xam ne yàlla foofu la leen yónni léegi ci biir ñoom nag yàlla tànn juróom ñoo xam ne ñooy ulul azmi yi ulul azmi mooy lan mooy ñoo xam ne mooy borom dogu yi sëriñ gars yi nee nga wàññi intensité début bi waaw ulul azmi mooy borom dogu buñu nee ulul azmi yi juróom lañ Nuux Ibrahima Moussa wa Isa ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi sëriñ dogu lu muy firi lu dogu di firi dogu nu ma ko mën a firee mën nañu wax ni mooy détermination exactement détermination dañ leen di wax ulul azmi rek mooy borom détermination yu kawe yi ci ñoom nag yàlla tànn kenn koo xam ne moom mooy pardon sëriñ kon buñ ko moowee ulul mooy lan mooy le groupe wala mooy genre les gens ulul azmi waa groupe bu dogu yi borom dogu yi jeex na voilà kon moo loolu lay signifier exactement léegi ci ñoom nag yàlla tànn comme ni nga ko waxee dogu mooy détermination uyidu non dafa am kuy laajte luy dogu ma ni ko mooy détermination exactement wa kulluhum bil mu'jizat uyidu wa xayruhum xitaamuhum muhammadun ki nga xam ne moom moo ci mujj ñëw te moom moo leen daanaka ñoom seen mission yëpp bien que ñëw nañ ci seen yoon mais dañoo ñëwoon pour wane ni ki nga xam ne moom la ñuy yónni ci mbindeef bi yëpp moom mooy mujjee ñëw mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ginnaaw moom yonent du ñëwaat comme li nga xam ne noonu la ko téere yi di jàngale beneen bi ci imaan bi ban moo ci des wax nañ imaanu billahi bil malaikatihi al kiram bil kutubi wa qadasati bi rusuli beneen bi mooy al imaanu bil qadar yi mooy gëm bi ñuy gëm dogal mooy lan mooy li nga xam ni mooy jóge ci nameelu yàlla di ñëw ci jaam bi loolu simplement moo dogal mun na neex léegi sëriñ foofu bëggoon naa fa nga ñëw fa diggante luy dogal entre qadr ak qadar entre qadar li ñu mën a wax mooy xam nga dañoo ne bu ñuy dugg ci al imaanu bil qadar yi mooy dogal bu nga xam ne jóge na ci borom bi souvent bu ko téere yi di réexpliquer dañuy wax ni xulwihi wa murrihi maanaam dogal bi nga xamante ne bu baax la wala waaw kañ xayrihi wa sharrihi wa xulwihi wa murrihi mooy dogal bi nga xam ne moo xam bu baax la moo xam bu bon la tey nit ki bu amee xéewal dogal la volonté divine la bu jóge ci borom bi ñëw ci moom mu nekk xéewal beneen bi mooy lan mën na nekk safaan tamit bu nee safaan mooy bu nekkoon tey mu am tristesse wala mu am naqar dogal la tamit bu jóge ci borom bi du noonu la ci français waaw noonu léegi loolu nag moo xam nag day neex wala day naqari dogal yooyu yëpp donc loolu ñëw na ci dogal léegi yow ba ci naqari bi sëriñ ki réeree mbir yi ak ëllëgu mbir yi kooku sañ naa naqar la parce que souvent en fait dañoo ne asa an taqrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun alquran loolu la wax ne amaana mbir dina ñëw ñu foog ni moo gën ci ñun ñu naqarlu ko fekk ni yiw la et également mbir mën na ñëw ñu foog ni moom moo gën a safaanoo ci ñun wala moo gën a baax ci ñun fekk na mujj gi mooy yàlla daf ñu ci bëggoon natt wala daf ñu bëggoon a jëmale ci fenn foo xamante ne loolu daal mooy dogal yow loo ci mën a yokkaat rek ci dogal
non leer na léegi bu dee xadar moom léegi dogal moom li ma ci bëggoon xam mooy décision ferme la wala c'est révocable wala am na nu ko nit mën a jaaree. dañuy wax ni que dafa am ñaari façon dogal. dogal yu nga xamante ne yaakaar naa ne yow yaa ñu ko gën a xam sax dogal yoo xam ne ferme la. du ma dugg ci ay affaire lawhul mahfuz ak yooyu parce que bëgg na ci benn mot buy compliquer les gens. am ci beneen dogal boo xam ne mën na modifier wu avec le temps. maanaam nit ki ci ay nu ma ko mën a waxee. jëfam ci ay jëfam exactement wala ci façon bi muy orienté dundam. foofu noonu la dogal boobu di mën a modifier wu. mais am na ci boo xamante ni irrévocable la ci borom bi lay jóge. ce qui veut dire que kon nit ki du toog ni yàcc yaasaara rek ni borom bi moom lépp def na décidé na lépp tout est bon. joxe nañu exemple Sittuna Mariam. xam nga yàlla daf ko créer garab gi ba pare. donc arbre bi créé nañ ko mu nekk arbre tàndarma. lépp bien que instant boobu mi ngi woon lox c'est-à-dire qu'elle était enceinte. borom bi daf ko wax ne ko huzzi ilayka. mu ne ko yow na nga waxuma ci lawhul mahfuz maa ngi jégalu nag parce que aw ma ci domaine aw ma ci xam-xam. mu ne ko na nga jug. te witt ci tàndarma bi. maanaam moom mi ngi def effort. jug bien que instant boobu nag borom bi dafa ko boon jàngal ne ku bëgg a am di ñaan da ngay sabablu. déjà donc sabablu bi rek loolu nekk na luy farata ci nit ku nekk. maanaam boo toogee tey yaakaar nga ne yow tey du ma jàng julli. lu yàlla dogal ci man baax na. boo moytuwul nag noonu nga mën nar a duggee dans le fatalisme wala loo xam ni xëy na safaan la lay jural. ok leer na sëriñ. léegi bañ ma ci toog juróom-benn ponk imaan yi. ñu jàppaat ci rek boo ci mënee jaaraat rek rapidement juróom-benn yi. non leer na ñi ko fàttalikul woon ñu jàppaat ko. ci gëm yàlla. wala gëm yonent yi. gëm téere yi. gëm malaaka yi. gëm dogal yi. bi ci des mooy bis penc. bu ñu ko waxee en français en fait li ñuy wax la foi. c'est en français la foi. c'est de croire en Allah. de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. de croire en ses anges. deuxième bi de croire en ses livres révélés. troisième bi ma quatrième bi mooy de croire en ses prophètes. infaillibles. mooy quatrième bi. cinquième bi mooy de croire au jour de la résurrection. mooy bis penc. cinquième bi mooy de croire au destin. mooy qu'il soit bon ou préjudiciable. loolu mooy en fait li ñuy wax ponk iman. donc Serigne pour comprendre donc nit ki bu demee ba toll ci li nga expliqué woon entre ki nga xamante ni mukallaf na. wala c'est-à-dire ki nga xamante ni ñi ngi koy togg jëf. wala ki nga xamante ni bu defatee mbir léegi. soit dina ci am tuyaaba wala mu ñàkk def mbir mu am ci jëlee ci bàkkaar. kooku moom léegi day war kon mu toogaat yeesalaat c'est-à-dire beesalaat ou renouveler. iman boobu noonu. en disant que moi j'atteste que. yàlla moo am yonenteem bi moom la yónni mooy mujj yonenteem moo yónni yonent c'est-à-dire que repasser sur les 6 en gros dafa jar mu dem jàngi c'est tout simplement ça. ok parfait. parce que bu ko jàngul mënoo ko deviner. c'est pas des choses yoo xam ne tey lu nit smart mënul fexe ba toog deviner ni moom bon iman moom dafa toog sama xel di xalaat ba affaire bi ñëw sama bopp. et puis après aussi dugg ci iman dafa am nu ñu koy jàngee. loolu laa bëggoon jeexalee mooy lan c'est pas que da ngay jàngi iman rek dem jël n'importe quel livre di ko jàngee iman. am na ci livre yooyu dem jënd ñu ne la arrahmanu ala arshi istawa ne yàlla mi ngi toog ci kaw arash jël tànkam gauche tegale ko ci kaw tànkam droite loolu iman boobu ku dugg ci façon iman boobu di nga am ay problème. mais Serigne amoon naa beneen question aussi. waaw man de bu ma ci parce que pour man da nga dugg directement da ngeen dugg ñu ci matn al Akhdari. léegi moom Akhdari moom lan la nit la woon wala. lu mu dem. waaw loolu de waroon nañ ci ñëw parce que nee nañ kenn du jàng téere boo xam ne kenn xamul kan moo ko bind. moom c'est-à-dire question moo doon bëggoon naa xam kuy imam Akhdari. bëggoon naa xam tamit téere bi mu bind ci ban mazhab la ko bind. te ñi ngi wax ci wàllu aqida ci wàllu pas-pas. dafa mel ni dañuy joyal directement ni xam nañ nit ki pas-pas bi mu bokk ba pare. waaye waroon nañu mën a leeral xëy na nit ki ba xam ashari la mooy asharite la. wala mu'tazilite la bu dee ñi nga xamante ni ils comprennent le français. ba xam asharit la wala mu'tazilit wala mu nekk leneen maanaam ñu leeral loolu c'est-à-dire pas-pasu nit ki ci lan la aju.
qu'est-ce que ça veut dire être ashari? Qu'est-ce que ça veut dire être mu'tazili? léegi comment par bu ñu ñëwee ci imam al Akhdari moom benn borom xam-xam la ci mazhabu imam Malik moom lay topp borom xam-xam la boo xam ne algérien la ku bëgg xam ci dëkkam ak yooyu noonu daanaka boo demee internet di nga gis moom dundam léegi mi ngi sukkandiku woon ci mazhabu imam Malik bu ñu waxee mazhab mooy école juridique bu nga xamante ne bi imam Malik wane ni yoon bii la woon te mu am ay asl yoo xam ne wala ay cosaan yoo xam ne mazhab bi foofu la tënku loolu c'est pas la peine ñuy ñëw fii di ci détaillé parce que dafay gën a compliquer les choses d'accord léegi wax nañ ci imam al Akhdari dafa bind téere boo xam ne tënk la mooy muxtasar bu ñu nee muxtasar mooy un résumé donc comme que résumé la nag il faut y faire très attention parce que tey exemple man mën naa ñëw di bind benn texte ma bind ko ba pare ma jox la ko nga résumé ko la personne qui va lire il va comprendre un peu les grandes lignes mais beaucoup de choses dina ko perdre clair du noonu la léegi comme que bind na muxtasar te moom dafa bindoon pour juste dafa wax ni mooy muxtasar fi ibadat maanaam dafa bind benn tënk bu ndaw ci wàllu naka la nit ki di jaamoo yàllaam bu ñu waxee ibadat mooy acte culturel mooy war ak yooyu moo tax boo duggee ci téere bi moom bi mu ñëwee ci iman taxawu fa taxawu fa ça veut pas dire que nit ki waru fa taxaw moo tax nit ki jàngee Laxdari dong te xamul yeneen téere wala deful effort jàng li ñuy wax aqida day am problème parce que dina la man kat jàng naa Laxdari bi ma nekkee xale waaye musuma xam lan mooy aqida wala yooyu parce que nit ki ko jàngal dafa jaar juste rek li ñuy wax tërël daa tëdd téere bi maintenant comme que muxtasar la moom daa def résumé rek pour nit ki ñi nga xamante ne bëgg nañ xam as tuut ci seen wàllu jaamu yàlla et que encore li ñuy waxaat mooy day jar toujours nit ki di dellu ci commentaire yi bu ñu nee commentaire mooy lan gis ngeen téere bi moo nekk nii dañ ko bindaat ay bind yu mag ça fait même pas 50 pages 61 pages là en fait alors que commentaire bi ëpp na 200 pages te ci muxtasar bi rek la nekk il essaie juste d'expliquer li nekk ci téere bi léegi nag loolu mooy wax ni nit ki bu fekkee daf ko bëgg a jàng il faut que mu choisir la personne qui comprend le sens mots yi nga xam ne moom lay jàng mais aussi qui comprend li muy tënk comme que wax na muxtasar la donc tout le temps day tënk suñu xoolee li ñu fi wax yëpp ñun borom téere bi daf ko tënk ci 4 mots awwal maa yajibu alal mukallafi taslimu ibaadihi jeex na loolu la tënk ci loolu la raxas foofu yëpp tënk ko ci benn mot te gis nga rek li ñu fi yàggee ak depuis boobu ba tey niñ ci nekkee di ci wax léegi moo tax dañuy delluwaat ci nit ki bu duggee ci yeneen partie téere bi dina ci fekk ay wax yoo xamante ne nit ki su fekkee ni ki ko jàngal moom amul pas-pasu dem xool ci commentaire yi comme mi ngi mel ne waman salla bi ghayri wudu fa huwa kafirun wala iyaazu billah mooy la personne qui prie sans avoir les ablutions kooku yéeféer la xam nga loolu boo ko firee mut amul loolu ngay wax nit ki dëgg la boo demee ci commentaire bi il a pas dit ça donc moo tax muy war nit ki jàng ko ci sëriñ boo xam ne wala ci borom xam-xam boo xam ne am na ci seetantal bu ñu nee seetantal mooy lan kooku jàng na ko ak commentaire wala jàng na ba yegg benn niveau bi ba dellu si waat dem xool commentaire yi li ñu indi ba pare encore xam tamit moom fan la bokk parce que am na ci ay masala yoo xam ne day wuuteeg ñenn ñu def ay ijtihaad wala ñenn ñu jël masala bi ne man lii du ma ko utiliser parce que affaire wax nañ ni que Laxdari jël na juróom benn masala ci fiqhu Malik yoo xam ne daf ci wuuteeg avis majoritaire u mazhab bi benn bi rek simplement mooy bu ñu demee ci wàllu fay julli am na ci ay cas yoo xam ne dinañ gis ni que chaque fois boo demee xool ci commentaire bi ngay gis ni que moom li mu wax mooy avis minoritaire alors que suuf foofu noonu mooy avis majoritaire téere bi donc loolu détail yu commentaire yi moo la koy indil en fait exactement loolu noonu léegi tey man bu ma choisiroon dem YouTube di ko jàngi dinaa mën a am loolu yëpp comme détail ou pas en fait boo demoon YouTube di ko jàngi lu bëri dina la rëcc lu bëri dina la rëcc di nga am naam di nga am yenn base yi mais lu bëri dina la rëcc donc moo tax souvent nit ki bu mu rëy ci dem ci koo xam ni moom il est xam na téere bi
jàng bu normal mu dem jàng ko ci moom parce que tey jii mën nga déglu téere bi 100 000 fois buñ la ko joxee doo ko jàngal te pour xam ndax jàng bi mokk na wala mokkul mooy jox la ko pour nga jàngale ko en public te mën nga ko jàng 100 000 fois déglu ko dégluwaat dem YouTube def ko en boucle pendant 30 jours am na ci yenn buñ la ko laajee da lay rëcc loolu yàlla moo ko def ci xam-xam mooy xam-xam il faut nga def ci effort dem topp tiim téere jël tiim téere bi di topp bindi benn par benn ñu lay xamal mu nekk jokkalante parce que al ilmu moom comme ni ñu wax rek la wala sanat la qaala man shaa ma shaa budul woon chaîne de transmission man mën naa jóge fële ma créer benn wax boo xam ne amul fenn foo xam ne foofu laa ko teg donc moo tax di ko jëlee fii rek di ko yóbbu fële noonu rek lay nekkee moo tax ñu war a mettre en garde les gens yu dem Google di xool masala mi ngi mel ni tey ñu laaj la jàpp wala sangu farata nga ni bon je vais pas demander à une personne koo xam ne jàng na parce que sama morom la mais je préfère aller sur Google je suis intelligent dem Google xool foofu dara mu wax la loo xam ne du noonu parce que Google n'importe qui peut aller sur Google créer benn page wala créer benn vidéo YouTube mu sosal diine ji loo xam ne nekku ci te loolu naaka naa ni ñu bëri loolu mooy seen sport favori mooy dem sosal diine ji loo xam ne yàlla waxu ko wala yéen salaa sallam waxu ko wala yéen salaa sallam jëfewu ko après remarqué naa beneen affaire aussi c'est comme si que français bi du la indil détail yëpp yi nga xamante ni ki lay làkk wolof xëy na mën na la indil détail parce que en fait bu ñu waxee traduction mooy lan ki traduit trahit et que kii traduire en français moom c'est comme si man ma dem jël lan yenn téere en wolof yi téere wolofal yi ma traduire ko en français simplement sans def commentaire mais je me beaucoup de choses kii lire loolu ci en fait li mu lire sama dégg-dégg la lire waaw on est d'accord donc moo tax tey man bu ma jëlee téere bi may bañ la le mot traduction mais plutôt ñu wax ne man dama jël téere bi ma commenté ko en français wala dama ko commenté en wolof loolu mooy gën a jàppandi daal ci koo xamante ni daal xam nañ mën na bëgg na doxal diineem daal ci mu jub exactement koo xam ni en fait moom mu tegu ci xam-xam bëgg na soobu ci yoonu xam-xam il faut pas que mu brûler étape yi benn deuxièmement koo xam ni bëgg na xam ci wàllu jaamu yàllaam il faut pas que mu brûler étape yi soo xoolee loolu moo taxoon sax suñu mag ñi doon jël téere bi di ko way daanaka boo demee yaakaar naa Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu way na ko def na ko nazm di mooy en poème nga xam ne mag ñi danañ ko mokkal bu simple mën koo jëfee rapidement buñ demee ci yeneen nit aussi ñoom def nañu noonu jël nañu téere bi way ko wala ñu jël ko résumé ko tënk ko wala def ko sax ay fas ci wolof xam nga ñun wolof avant am na ñu ko doon wolofalee ci téere yi fu ci nekk ñu boole yenn yi ba yow soo déggee comme kaa ngi ñu def ci alquran rek exactement genre yu mel noonu mi ngi mel tey bu nit ñi bëggoon jàpp sëriñ léegi est-ce que ñun am nañu excuse bi nga xamante ni mag ñi amoon nañ xam mag ñi jamono jooju pour laxdar yu nga jàng ka tu avais la difficulté parce que di nga voyager dem ville ba fii wala benn nit moo koy jàngal wala téere bi c'est-à-dire que da ngay dem recopier ji ka pour mën ko jàng et tout du coup ñu way ko pour mu jàppandal ci nit ñeeg yooyu léegi est-ce que ñun suñu jamono ji nga xamante téere bi mën nañ la ko yónnee rapidement sur WhatsApp am nañu accès à des gens comme yow message Abbas lii wag lii nga kii déedéet man loolu man xaw ma luy lax jëriñ léegi bu ko defee loolu est-ce que ñun mën nañu rap di des ci temporalité boobu en fait c'est-à-dire que excuse boobu ñun amatuñ ko en fait xam nga dañuy wax ni que nazm ci xel lay dem ci bopp lay dem daanaka boo xoolee téere way yëpp suñu genre rek ñoo dul mokkal mais téere way moom boo xoolee Mauritanie dinañ jàng ba Xalil amuñ téere bi te lépp lañu nazm dañuy def sax lenn mooy nit buñ la jàngalee téere bi nga dem wayal ko sa bopp ok comme ça ñu xam ba xam dégg nga ko ak masala yi ba xam comprendre nga ko aussi waaw exactement donc moo tax tey en fait jamono bu ñu nekk tey c'est bien am téere boo xam ne dañ ko def en way mais ci kaw nit koo xam ne moom ñeme na ko mokkal parce que tey boo ko ñemewul mokkal soo dem liiree tradition way bi dina am loolu ci tamit bien que di nga am loo ci jàng mais buñ la laajee benn masala da ngay am problème benn masala bu ndaw buñ la ko laajee fekk téere bi dañ koo wal mooy tey ku doon nekk di sangu farata te tooyalul mu am benn partie bu tooyul ci moom te moom dem na ba julli ba pare ba mu ñëwaat kooku lan la war a def waaw donc foofu am na ay sew-sew yoo xam ne dañuy ñëw ci yooyu parce que dañuy xool ndax moom jàppoon na wala moom jàppul gis nga wax yooyu te yooyu bu ñu demee ci way dañ ko indi donc dañuy exactement donc moo tax il faut faire l'effort de
dem ci ñoo xam ne dañ lay jàngal en détail. ok léegi donc Serigne bu ñu tënkee côté lépp li nga xamante ni moo dellu ci iman. waaye. du est-ce que donc finalement nit ki waruñu ko def. waaw maa ngi déglu. am na kuy laaj luy masala. masala mooy une question de jurisprudence. waaw masala la laaj masala. masala waaw. waaw mooy une question de jurisprudence waaw. du coup kon finalement est-ce que nit ñi kon du li ñu ñàkk xamal ni que ni l'importance même de jaamu yàlla en fait ban importance ni mu nekkee nu ma ko mën a wooyee ni mu mën a nekkee ruknu en fait ci dund nit ki ni mu nekkee poteau bu fondamental ci dund nit ki xam nga finalement am pas-pasu dem jàngi Laxdari ndax xam na ni bu jullee war na ni mu waree jullee war na baaxee laab ga war na baax sangu farata ba war na baax et cetera et cetera parce que en fait am na benn téere bu ñuy wax Doodu Saniya buy wax ni que réer buy wax ni que réer du ngànt est-ce que mën nañu xoolal heure bi fa la toll il est minuit des na benn 10 minutes am na benn téere buy wax ni réer du ngànt réer du ngànt mooy lan nit ki nga xam ne dem na bokk ba am xalaat bi ni moom war na jàng diineem wala am na loo xam ne mi ngi koy def ci julleem mais daf koy def aveuglement te loolu je pense que suñu cas yi ñun yanoo plusieurs yoo xam ne dem nañ ba nekk mag comme ni ko Seydi Hadji Malick di waxee ci Fakatu Turaab mu ne nit dem na ba nekk paa fekk ni musul julli wax yusibu arada al insanu ma akmala salaati lirrahmani léegi dem ba nekk paa musul julli te loolu li ko indi yëpp mooy am na ay lacunes yoo xam ne da nga ko gardé woon ci yow et que lacunes yooyu noonu defoo ci benn effort mu dañ nga def ba nekk pas pour yow li ngay def noonu la parce que musoo am connaissance bi ni yaa ngi ci erreur boo xamante ne benn affaire kese moom moo la ko teg mooy t'as pas fait l'effort de demander à une personne nangam naka lañ koy defee moo tax souvent bu ñuy wax ni nit ki jaar ci daara ji daa gën moroomam du lool de gënu ko de mais juste que kooku ci environnement bi mu jaar am na wu ay en fait il a vu les gens di jàng téere yi moom mu koy jàng ak ñoom donc moom ni mu màggee boobu ni mu grandir foofu noonu day wutee ki nga xam ne dem na ba nekk mag musul gis ses parents jàng wala ñu wax ko nii la ñuy jullee wala dara donc loolu kese la en fait dañuy joxe avant damay joxe souvent exemple bi sëñ Abbas doon joxe ci xale bi nga xamante ni bi ko mag mi ne booy julli faaw nga jàpp mu ni ko waxoo dëgg il suffit rek nga tiim parce que moom ay parents la mës a gis daay man ñuy tiim mais sëñ am naa beneen dernière question bu ma bëgg mu leer mooy que pour sama genre yi nga xam ne dégguñu dara ci arab te di ko tiit léegi ñoom nu ñuy def parce que bu ñu gisee téere bi mu nekk arab ñu ni xëy na terme yi doo ko mën a jàpp ay loolu wala buñ la ko expliquer est-ce que di nga xam définition bi ci wolof nooy def et tout en fait jàng téere bi dafa am beneen barke bu ci nekk ñu xoolee déjà barke bi ci njëkk a nekk mooy borom téere bi du woon sax mag yooyu mais bi mu bindee téere bii nii am na kuy laaj benn question bëgg naa ko téye waaw bismillah sëñ bismillah xaar après naa ko ci tontu attends c'est pas fini le truc attends voilà léegi ñu ñëwaat ci li ma doon wax léegi mooy nit ki nga xamante ni déggul arab musul jàng kooku jàng téere bi dafa am ñaari wala ñetti mbir yu mu koy may 3 bénéfices la am premier bénéfice bi mooy dina ci jàng xam-xam boo xamante ne dina tax moom ay farataam ñu baax parce que comme ni ñu waxoon au début ne ilmul xaal mooy farata te ilmul xaal mooy lan xam-xam bi nga xam ne da lay impacter dans tes actes quotidiens deuxième bi mooy dina ci jàng langue arabe luxatul arabiyya parce que mooy ci nekk da ngay dégg li mu lay wax awalu maa yajibu di nga xam ne awalu mooy la première chose mooy le début di nga xam maa yajibu di nga xam ne yajibu mooy lan une chose mooy loo xam ne dafa obligatoire yaa ngi jàngale petit à petit langue arabe sans xam ko te même est-ce que sëriñ finalement man nit ki dama foog ni même Laxdari yu bu koy jàng est-ce que finalement du li mu raté woon sax ci usulul fiqh est-ce que du ko rattraper un peu dina ci rattraper yenn parties en disant lan mooy usulul fiqh déjà sëriñ avant ñuy dugg ci lan mooy en fait bu ñu xoolee fiqh bi téere yi nii ni ñu ñëwee ñun ci téere fiqh yi li ñuy jàng nga dégg ñu naan la faraidul wudu ak yooyu noonu yëpp dafa am cosaan bu ñu jugee parce que cosaan mooy loo xam ne origine
origine ok bu ñu nee usulul fiqh mooy origine de la jurisprudence léegi nag loolu noonu moom matière spéciale la pour les gens yoo xam ne ils sont en train d'approfondir seen jàngum jurisprudence loolu mooy lan téere boobu ñuy wax waraqaat moom il est juste venu pour jàngal nit ki usulul fiqh mooy les fondements naka la fondement yi moom naka la ko mooy naka lañ tegee ba ñun ñu jot ci téere fiqh yi mu mel ni loolu noonu daanaka boo xoolee mag ñi sax dañ ko doon mujj way am na ci yenn ci Mauritanie ñu way téere yi def ko noonu lu mel ne Maraqi Usuud yu mel noonu genre xeet ñooñu yéen ñi jàng yéen xam ngeen ko waaw moo ko de léegi kon doon sëriñ ko dina rattraper finalement ci xam lan mooy waajib lan mooy lu mu tudd lan mooy xaraam et cetera lan mooy mandubaat yeeg mustahabaat yeeg yooyu gis nga partie bi ma ñëw ci téere bi ci sharha bi xam nga dañuy wax iman ba mu jeex moom balaa mu lay dugal ci àtte laaf wala dara maanaam ci purification wala ci prière wala dara dafa ñëw indil la léegi façon àtte yi am ok nit ki moom mu comprendre bu ñu waxee àtte mooy lan nu ma ko mën a expliquer sax façon jugement yi am ok jugement yi am léegi jugement yooyu mooy yan ñëw na fenn mu ne la am na loo xam ne waajib la al fardu nit ki comprendre bu ñu ko waxee lii c'est une chose obligatoire ma dagg la tuuti jugement bi ci kan lay bàyyeekoo jugement bi li ñuy wax naan dafa am lu ñuy wax alquran am lu ñuy wax as sunna bu ñu waxee sunna mooy lan sunna mooy jëf wala wax bu yent bi wax saxaaba fekkee ko jottali ko léegi mu am loo xam ne mooy ijmaa boroom xam-xam yi bu ñu nee ijmaa mooy lan mbooloo boroom xam-xam yi ñoo ci boole dëppoo ok donc c'est très dangereux alors bu dee dama ñëw jaxase les pédales maanaam ñu jox ma question fiqh ma tontu ci jël xadis wala tontu aussi ijma loolu erreur bi ci am mooy lan nit ki déjà musul jàng science des xadis wala ilmul xadis bu ko xamul maanaam xamul sax base tey buñ ko waxoon ni tey yow yaa ngi dindi benn livre traduit en français boo xam ne day wax ci xadis léegi livre boobu noonu yow ñu laaj benn question nga dem tontu ko par rapport ak xadis boo lire alors que yow tey buñ la laajoon benn fànn bu ndaw ci xadis bu yokkoon tey luy xadis marfu wala luy xadis chaz wala ñu ne la lan mooy naka la ñuy xàmmeewee xadis bu wérul wala simplement luy isnaad lan mooy chaîne de transmission ci xadis soo ko xam c'est vraiment un problème c'est comme si man tey ma bëgg nekk di coder wala xaw ma lan alors que xaw ma algorithme xam nga tey damay am problème kon il suffit que ñu jox ma benn affaire bu ma war a def boucle rek damay réer parce que juste awma connaissance ci algorithme ok je vois noonu la mel donc ci àtte yi sëñ yaa ngi woon ci àtte yi léegi àtte yi xam nga buñ ci ñëwaatee lii nii àtte yi lii moo tax jàngee téere bi ci sharha wala ci commentaire am solo bon sharha mooy commentaire sharha mooy commentaire voilà mooy exemple tey ni ma ko mën a misaale ma jël benn roman ma dem jël ko ma commenté roman bi passage bu nekk expliqué ko wala ma dem jël benn mooy théorème en mathématique lu mel ne de Gauss wala yu mel noonu ma démontré ko ma commentaire noonu lay jëriñ commentaire mooy day permettre nit ki li façon mooy li ñuy wax muxtasar ci téere bi mooy résumé ok ay question la wala ay question de jurisprudence la ñu ubbi ko nag mu gën a leer léegi ci atte yi nag bu ñu ñëwee daf ne la dafa am lu ñuy wax alfardu ñun ci olof moom la ñuy woowee farata mooy fardu mais yoo xamante ni chose obligatoire la bu ñu waxee chose obligatoire mooy lan loo xam ni moom borom téere bi mooy wax mu ne boo ko defee maanaam wareef la nga def ko te boo ko defee da nga ciy am tuyaaba mooy bénéfice bu jóge ci borom bi wala lu borom bi wax ni lii boo ko defee di nga am nangam waaye nag boo ko bàyyee da nga ciy am mbugal donc leer na bu leer naa ñu jël ci exemple bu simple tey nit ki mënul woor te yéenewul damay joxe exemple rek parce que après dinañ ñëw ci kaw wax je pense que live bi li mu jeexam waaw daf mel ni li des bareetul de bon mën nañ eggale en attendant mooy wax nañ alfardu mooy waajib bi
loo xam ne c'est obligatoire chez la personne. bu ma jëlee à un niveau plus. day nekk julli tey. yenn saa dafa ne as-salaatu imaadu diin. fa man tarakaha faqad kafar. mooy julli suñ ko mënoon misaal c'est comme si nga jël benn garab. wala nga jël bopp bi. xam nga tey nit bu ma daggoon sa bopp bi yàlla na ci yàlla musal bu ñu fekkoon kenn ñu dagg boppam. xam nga ko sama sëriñ boo ko daggee àjjana laa jëm de moo. et que da ngay kaañoo mais grave léegi da ngay kaañoo mais grave léegi ñu dagg bopp bi bu ñu ko daggee xam nga ne kooku nekkatu fi. waaw lu wér na. donc yenn saa salaam dafa melal. dafa melal xam nga bu ko neexoon mu ne as-salaatu ka umaadi mais dafa ne as-salaatu julli mooy bopp ci diine. naa ñi benn yoon. loolu farata lay nekk ci nit ki. day nekk obligatoire ci moom mu julli. donc bu ko deful yàlla daf koy teg bàkkaar. te comme ni ñuy wax ne bàkkaar bi yàlla di teg nit ki du wàññi nit ki du yàlla du wàññi ci yàlla dara. mais nit ki moom moo ciy am problème. ok baax na léegi. bu ñu ñëwaatee ci xam nga wax nañ ci àtte yi alfardu mooy farata wala mooy obligation. léegi ñu ñëw as sunnatu. mooy li nga xamante ne sunna la ñun loolu la ñu xam ñun buñ ko waxee ci Sénégal. sunna mooy loo xam mooy lan borom téere bi mooy wax ba tey. mu ne dafa nekk mbir boo xam ne lu ñu sopp la. lu ñu sopp mooy loo xamante ne bëgg nañ nit ki def ko. bu ko defee moom dina ci am bénéfice wala tuyaaba. waaye bu ko bàyyee. kenn du ko ci mbugal yenn mbugal yi mais bu fekkee dafa sax ci bàyyi ko mën na koo yóbbu natt muy bàyyi loo xam ne farata la woon. je sais pas si on me comprend un peu. si man je te suis de mais boo jël siwaatee du ma bañ de. exactement léegi moo tax damay jël exemple moo gën a simple xam nga dañoo wax ci koor taaxiiru suxuuri fi sawmi maanaam nit ki mu yéexee xëdd bu nekkee ci biir koor suñu nee xëdd mooy dernier aliment bi muy lekk ci biir weeru koor bi ci biir guddi bi nga xam ne moom la ko yàlla may mu lekk wax nañ ni que sunna la